kenn koo xam ne daanaka moom fi mu ne mooy président du monde muy Bill Gates. gis ngeen Bill Gates organisation mondiale de la santé bi may wax ni deuxième guerre mondiale bi mu jeexee ci lañ ko créé Bill Gates moomu lii tax OMS di dox Bill Gates moo ci ëppale alal bi muy joxe ku la abali gët foo ko neex nga xool maanaam participation fi mu ne budget bi passé nii 2018 2019 bu OMS États-Unis moo ci ëppoon li mu joxe fondation Bill et Melinda Gates moo ci topp troisième financeur bi Angleterre la quatrième bi Gavi mooy Global Alliance for Vaccines and Immunization te Gavi Bill Gates moo ko taxawal aussi moo nekkat ci ginnaaw moom mooy waxtaan woowu Macky Sall doon participer bërki démb rek ci wax ni vaccin yi ñoo ngi kii wëg jàppale nañu Sénégal ba taux de mortalité infanto-juvénile maanaam xale yu ndaw yi daan faatu Sénégal ñaar fukk ak benn ci 2000 tey mi ngi ci 56 te Gavi ci seen intervention ci Sénégal ñoo ñu ko kii kon ñoo ngi ñàkk à travers 13 vaccins muy PV bi ñàkk yi moom mi ngi fi seulement dañ ko dul leeral nit ñi mais ñoo ngi ñàkk nit ñi Sénégal dafa am benn problème boo xam ni il faudrait que yéen ñii ñun xëy na metti na ci ñun mais yéen jeunesse bi di jóg loolu bu leen ko nangu Sénégal mooy réew moo xam ni fi mu ne boo demoon hôpital buñ lay def dara sax kenn du la informer ci liñ lay def loolu kenn amu ci droit kenn amu ci droit maanaam médecin bi lu mu lay def war na laa wax nangam ak nangam lii la lii ba nga xam nga d'accord wala nga ñàkk a d'accord mais kenn amul droit ñëw rek piqûre la mbaa jël garab jox la nii amu ci droit waaye fii moom gis ngeen barki dem sax le 13 mars États-Unis bi ñuy lancé ñoom seen essai yi ci Covid 19 bi mais conférence de presse lañ def danañ essayer dañoo soxla ay volontaires ñoo xam ne dara jotu leen ñu ñëw ñu essayer ko ci ñoom pourtant Sénégal gii am na ay sources yu bari yu leeral ni yëf yi tàmbali nañ ko fi te kenn déggul kenn ku ci wax nga xam ni selon OMS bu ngeen demee ci site officiel bu OMS nee na 400 hôpitaux ci àdduna bi ñoo ngi tàmbali di fa def essais yi fi mu nekk nii moom la ñuy wax essai solidarité en anglais ko essai solidarité boobu OMS moo ko lancé ci juróomi fànni mbir yoo xam ne dañ koy seet ci nit ñi pour saafara Covid 19 bi te 400 hôpitaux yooyu fi mu nekk nii 35 pays Sénégal bokk na ci te kenn déggul suñu kilifa yi wax ci waaye bis bu ne 10 heures bu jotee ñu ne ñu cas communautaire Touba cas communautaire Nangam cas inventé fii cas ay cas yoo xam ne cas communautaire Sénégal képp a ko yor comme ñoom ñu ñuy informé ci cas yooyu nañ ñu informé aussi ni bu fekkee am na ay hôpitaux yu ñu koy def Sénégal yéen hôpitaux la est-ce que ñañ koy testé ci ñoom ñoo ngi koy xam ñoo ngi leen koy wax man dégguma ko ci communiqué ci Sénégal gi mais loolu yéen bu leen ko nangu c'est-à-dire kenn na ci amul droit kenn amul droit dem ci sa yaram te d'accord ci kenn amu ci sañ-sañ kon loolu lu mat a xam la te mat a bàyyi xel pour yëf yi di soppeeku mentalité yi aussi di changer mais da ngay gis nit ku jógee fa leen rek ba ci bu doon ab takk der la sax bu xisee ñëw jub si ni rek waa ji nga tàmbalee patiner amul benn sañ-sañ ci yow parce que dafa am lu ko tënk moom ci boppam muy loi te loi boobu yow lañ ko taxawal moom sa surga la boo xam ne daf lay liggéeyal mais boo xamul say droit fi mu nekk nii mën nañ laa patamee te loolu daa war a soppiku rawate na ñun ñii waa Touba ay kaw-kaw lañ ñu jàppee yoo xam ne jànguñu xamuñu la xew kon nit ki mën nga ko xulleeku rek su ko defee def ci moom lu la neex yëf yi demewul noonu loolu kenn amul sañ-sañ ci loolu amu ci droit du kenn parce que loi boo xam ni booy xool digression bu ndaw booy xool la hiérarchie des normes juridiques ñoom ci seen tëralin wii rek nga xam ni man d'accorduma ci sax mais constitution moo nekk ci kaw bu fekkee ci Sénégal la bu fekkee génn nga Sénégal nag traité internationaux yi mooy nekk ci kaw mooy tiim constitution bi boo nekkee Sénégal nag constitution bi mooy nekk ci kaw traité internationaux yi topp ci loi soog a ñëw loi boobu mais moo tiim président tiim gouvernement bi tiim ñëpp te loi bi pour askan wi lañ ko taxawal nga xam ni décret mënu koo soppi bi président di jël arrêté bu ministre wala gouverneur wax moom waxaale wu ma ko ak préfet moom dama leen a jëlale kon askan wi aussi il faudrait que ñu xam seen àq ak seen yelleef ci fànn yooyu ba xam ni kenn sañu laa forcer ci dara kenn sañu ko maanaam seen yoon yi sax loolu may ko kenn donc loolu moom mooy
digression boo xam ni dama ko doon def pour préciser ko ci yéen war ngeen cee def ay liggéey yu am solo kon mel na ni essai solidarité boobu bu OMS moom mi ngi dox ci 400 hôpitaux ci àdduna bi ci 35 pays te ñun déggagun kuñ ci informé dara mais OMS kan moo ci nekk ci ginnaaw Bill Gates ah ñu ni waaw mais Bill Gates mii moom mooy kan Bill Gates aussi c'est vrai que moo taxawal fondation Bill et Melinda Gates mais Bill Gates moo nekk ci ginnaaw Gavi aussi mooy kuréel gi nga xam ne 2000 lañ ko créé moom mooy toppatoo mbirum vaccination ci àdduna bi kenn nit koo xam ne privé la dafay ay entreprise am di jaar ci ay trust ay fonds d'investissement nga xam ne dafay jaar ci benn bànqaas joxe fa xaalisam ñooñu seet fu ñu ko investiral léegi bénéfice yi génn nag ci lay génne waat di kii mais du caa génne xaalisam la jël directement di ko def ci yi muy def nii loolu waral tey daanaka mu doon ki ëppale alal ci àdduna bi kon koo xam ne da ngaa ku privé nga sa mbiri bopp nga yor nan nga mën a nekk ci ginnaaw organisme boo xam si àdduna réew yëpp ko seq loolu war na jaaxal ñëpp te moom Bill Gates moom aussi moo nekk ci ginnaaw Gavi mais moom Bill Gates moom aussi moo nekk ci ginnaaw benn concept bu ñuy wax IDE 2020 muy benn kuréel boo xam ni ñoom nee nañ nit ñi nii ñuy dundee daal ginnaaw tey sëñ Lamine man xam naa ko su ma ko gisee physiquement danaa xam ni kii mooy sëñ Lamine Touré waaye nag sur le plan numérique moom war naa mën a firndeel ni moom mooy sëñ Lamine Touré xam nga loolu xaw ma ndax li ma wax leer na am déet maanaam ci jëmmam moom sur le plan physique nit ki kii mooy diw sàngam waaye sur le plan nag numérique aussi nit ki dafa war a firndeel ni moom mooy moom léegi loolu la IDE 2020 def nga xam ni dañuy identifier ñépp sur le plan numérique li koy maye mooy dañuy def ay puçage te loolu Microsoft ak Bill Gates aussi moo nekk ci ginnaaw léegi Bill Gates nekk ci ginnaaw puce yi Bill Gates nekk ci ginnaaw OMS Bill Gates aussi société yii de nekk ci ginnaaw Gavi nekk ci ginnaaw OMS te société yi defar aussi vaccin yi yu ci ëpp aussi am na ca ay pourcentage waaw ngóor si jot naa wóoroo moo tax xelu nit ñi tey parce que moom fu nekk loxoom ma nga fa d'ailleurs am na benn audience bu mu seqoon ak président Macky Sall fële ca Canada 2015 bi mu génnee mi ngi wax ni moom Bill Gates aussi moo nekk ci ginnaaw Fonds mondial aussi le Fonds mondial moom loxoom a ngi ci daanaka partout Fonds mondial boobu mu doon wax ni dañ koy yokk pour xeex ay siburo xeet yu ni demee yenn feebar yi waaye ñoom Sénégal indirectement lu bokkul ak loolu ñoo ngi intervenir Sénégal ci ñetti fànn benn bi mooy wàllu assainissement beneen bi ci topp mooy circuit bi garab yi jaar les médicaments garab yi muy jaar aussi loolu mu ngi ciy def alalam fi mu nekk nii pour mën a xam fan ak fan la ak di ko contrôler garab yi ni naan ñun yi ñuy bindal ak yi ñuy def Bill Gates loxoom a ngi ci waaye ñetteelu fànn bi aussi mooy nit ñi maanaam njurug xale yi aussi loxoom mi ngi investir xaalis pour dem ci kon gis ngeen kooku ni ndekete loxoom aussi mi ngi ci Sénégal donc loolu en somme ci tënk moom mooy nouvel ordre mondial bi ak fi ñu jëmee nga xam ni danañ dem ba nit ñi d'abord buñ ci fàggagalee bari à travers Covid bi loolu nag yàlla dogalu ko beneen bi des mooy danañ imposer vaccin yi bu ngeen seetloo kaddu yi ngeen di ëpp li ngeen di dégg fi mu nekk nii mooy lan tant que kenn nit mi ngi nekk ci kaw suuf am doomu jàngoro bi adduna sépp menacé wu rien que pour layal vaccination bi rek léegi changé nañ de discours léegi ñëw nañ fii tant que kenn nit a koy am rek ci adduna bi adduna sépp a nekk en danger kon il faut impérativement vaccin yi loolu moo doon deuxième étape bi waaye it nit ñi bu ñu accepté vaccination bi puçage bi nag waxaale wu ma ko ndax mënuñu ñoo pucer te vacciné wuñu la il faut ñu vacciner pour mën la pucer donc loolu moom mooy li concerné Covid bi waaye liñ ci wax amu ci danaa ci joxe benn tegtal rek pour ñu xam ko Sénégal gi sax boo xoolee xam ni li ñu waxoon ci jàngoro ji ak li ñuy gis bokkul yëf yi am soj kese la sañoon na maa yem sax ci docteur Bousso li mu wax ndax opération infectieuse yi su ma juumul moom moo ko jiite ci directeur la ci
ministère de la santé invité nañ ko débat mu ni affaire bi grippe la Sénégal nag xaw ma kan waaye grippe moom wax dëgg yàlla at mu nañu ko xam nañ ko warta tax fi mu nekk nii nag ñu téye nit ñi ba daanaka yeneen yoo xam ne bu ñëwee moom mën nañoo faagaagal di dal suñu kaw waaye dafa am benn étude boo xam ne italiens yi ñoo ko def le 13 mars 2020 ñoom bi ñu saytoo ci jëmi jàngoro ji ñu ne Italie jamono yooyu Italie moo ëppoon lu muy faatule ñoom ñu ni nañu gëstu lii bi ñu xoolee jël 1016 cas ñoo xam ne dañoo faatu ci coronavirus bi ñu def ci ay test post mortem maanaam nit ku faatu ba noppi ñu soog a jàngat lan moo ko rey bi ñu ko xoolee 1016 cas laa wax ñuy tàmbali di xool di testé di xool di diagnostiqué ba àgg ci 268 personnes ñu faatu ñoom ñëpp ñu gis ni 3 personnes rek a ci dee ci corona te ñi ñëpp dañ leen a déclaré woon dañoo dee ci corona ci lañ arrêté étude bi def benn publication wane ni dëgg-dëgg sur 268 cas yu ñu testeel suñ bopp 3 rek ñoo ci dee ci corona ñi des ñëpp dañoo amoon ay facteur de comorbidité maanaam amoon nañ yeneen jàngoro yoo xam ne dañoo nekkoon ci phase boo xam ni daanaka dañ doon faatu ji te boo xoolee aussi courbe muy Europe googu muy feneen waxtu wu ci nekk la grippe saisonnière lam fay rey da nga gis ni courbe bi du changé courbe bi changé wu donc kon lu fi jaral tiital nit ñi amul mais tiit gi lañ bëggoon ngir ñaar yi ma ci wax su ko defee vaccination yi topp ci bu njëkk bi moom yàlla dimbali nañ ci xëy na am nañu tiit waaye nag déggiñ ci yaakaaroon moom dégg moom demeewul noonu Sénégal gi it kazalika premier cas bi ñu waxoon dafa faatu fii Touba mooy soxna si dëkk fii nii Daaru Xuddoos man dama woo njabootam waxtaan ak ñoom ñu ni moom dafa damoon yaakaar naa après daanuwaat ci tànk bi dam ba ñu opéré ko mujj na def na daanaka damaa teewlutul en tout cas ëpp na at moom bu dul ñaari at it ëpp na at moom yoo xam ni dematul fenn dafa toog alors nee nañ alxames bi mu feebaree ñu yóbbu ko l'hôpital ñu defal ko perfusion bindal koy garab bàyyi ko mu dem ajuma gaawu mu xëy yendoo nelaw ba ci guddi gi mu fanaanee nelaw bi mu xëyee ñu ni nañ ko delloo l'hôpital ñu delloo ko l'hôpital bi ñu ñëwee fekk nañ ñuy raxas hôpital bi nee na ñu daal koy tëral ci benn civière nee na bi ñu raxasee ba noppi daal di koy jël dugal ci biir te doom ji ci boppam moom nee na ma maay jàpp sama yaay maay yëkkati te it ni ma baaxoo solo laa solo ñu yóbbal dugal ci biir ñu tëral ko médecin bi laaj ko looy metti mu ni moom daal yaram bi mooy metti ñu dem daal di koy defal prélèvement mooy seen test yooyu te test yi nga xam ni bari na ñu firndeel lool ni test yi ci boppam ci la doomu jàngoro bi ne moom ku ni ko dabb da nga ko am buñ ko yóbboo dana gis dana positif ñu defal ko test daal di dellusiwaat ni ko daa corona mun leen léegi luy pexe ñun leen yéen dem leen ñibbi dañ ko yóbbu ci centre ba fële nee na ñu ndogu timis tuuti ñu woo leen ni leen faatu na léegi ku ni daa corona faatu na te doom ji nee na biñ nee dafa corona nee na maa yàkkatiwaat sama yaay laa la wax nii aw ma benn protection bu dugal ko ci ambulance bi ñu jàppale ma ko te solu ñu benn kii timis feesu ñu leen faatu na luy pexe ñu leen suba nañ joxante rendez-vous fa hôpital bi nu mu tudd janatu kii bii waa janatu bu kii nee na ñu ña war a ñëw ñun leen nañ jiitu ji ñu jiitu ñu indi leen ko daal di indi certificat boo xam ne daal kenn xamul daanaka lañ ci bind certificat médical bi ngi sama téléphone bi ma yor léegi finalement mujj nañ leen bàyyi ñu taxawoo ko kon nañuy taxawoo ñëpp nga xam ne mbooloo mépp nga fa léegi nee na dimanche boobu altine ji ñu ko denc ñoom dañ leen a bàyyi ñu dellu seen kër ci koo xam ne yaa ngi woon ak contact ak koo xam ne nee nañ ci la faatoo talaata ji ñu soog a ñëw defal leen prélèvement àllarba te résultat yi fii lay génne Touba gii parce que am na benn unité mobile bu fi nekk Touba bu fi Pasteur indi nga xam ne bu ñu ko dugalee ñaari waxtu képp mu génn ñu prélever leen talaata àllarba ba alxames bi ñu ci jokkoo résultat yi ñoom joxuñu leen ko te it kenn confiné wu leen ñoo ngi dem ak a ñëw ndax man ki ma permettre ñu def ko benn live ci Facebook sax daa jóge këram Touba ma woo ko mu ñëw ñu toog ñu def live ñoom ñëpp ñu intervenir kenn quarantaine wu leen ci koo xam ne nañ la am nga corona loolu am xel mën na ko jàpp
nga xam ne bu njëkk bu nee kooroo rek ñu gaaw leen bu kenn génnati nan leen isolé kun ni dafa corona nit ñi ko doon yëkkatee ka di ko wommee ka di ko sang non seulement yéex nañ leen a defal prélèvement ensuite waxuñu leen tooy na wala wow na waaye dañoo bàyyi kër ga sax ku mu neex dugg ñoom it fu leen neex dem man leen kon de deux choses l'une ou bien corona bii daa amul man nag xam naa ni am na waaye dama ni soit dafa amul wa illaa dañoo bëgg doomu jàngoro bi xanaa tasaaroo Tuubaa yépp kon ah loolu ay jafe-jafe la kon jafe-jafe la su ko defee loolu moom mooy kii bi ma mujj nag ñetti révolution yi mu doon junj xam naa dama koy junj rek ndax du xaj ci waxtu wi sax daa mel ni xaabaabal naa ñetti révolution yooyu benn bu njëkk bi muy la révolution intellectuelle et philosophique ci siècle des Lumières muy 18e siècle fukkeelu xarnu ak juróom-ñett li ñu njëkk a def mooy xeex ba nit ñi seen xalaat ak gisin ak li ñuy tuddee xam-xam sax ñu soppi ko ba nga xam ne nit ñi dañuy changer sax dañuy soppat ñi ni ñuy xalaat ak ni ñuy gisee ak ni ñuy natte ci loolu ci la république dikke ci la démocratie dikke ci la liberté dikke ci la laïcité dikke nga xam ne nit ñi soppi nañu xalaat yi ak xalaatin ñu daal di jël diine it confiné ko ci sphère bu privé donc loolu lañ njëkk a réussir ci révolution boobu nga xam ne ñoom négligé wuñ benn élément deuxième révolution bi mooy la révolution industrielle et sociétale bi nga xamante ni tàmbali nañu fent ay machine li njëkk a def mooy nañ soppat ni dund gi ak dundin wi kon nga xam ne nit ñi léegi machines yi daf leen di wuutu ci barabi liggéeykaay yu bari muy benn waaye ñaareel bi it nit ñi ni ñu daan dundee dañuy soppiku ci concept boobu nag ci lañ ni kon na jigéen ak góor ñëpp ñoo yem puisque dikkoon na ci première révolution bi ay égalité xeet yu demee noonu ay parité yu kenn xamul su ko defee nag na ñëpp génn léegi lii góor mooy jigéen lii jigéen mooy góor droit de l'homme mooy li taxaw kon góor génn jigéen génn gis nga famille tàmbalee màbb doom ju juddooti fi mu nekk nii nekkoo ci loxoy kenn su ko defee am na ay principe yu ko jiitu woon léegi nit ñi tàmbalee fi mu ne dundee ci noonu loolu moo dem a dem ba indil ñu actuellement ay jafe-jafe yoo xam si xamoo fu mu jëm xam nga bu ñu demee ba l'islam ñu dem ba ay ñoo xam ne nee nañ ay jullit lañu boo duggandoo ci néegu yàlla bi yéen a ciy ànd bu ngeen génnee ñu génn téere bi ngay jàng bi ngay jàng ñoom it moom la ñuy jàng su ngeen toogee di waxit loo wax ñu dellu ci yàlla ba noppi ni la jafe-jafe yi am ci àdduna alxuraan ko indi muy les musulmans démocratiques nga xam ni gis nga ni ñu subtilé loolu bu ko ab catholique doon wax day am problème waaye ay jullit ci biir l'islam bi ñooy taxaw daan ni jafe-jafe yi am ci àdduna fitna ji alxuraan ko indi il faut ñu dëppale alxuraan ak droit de l'homme fàttaliku leen lu ma waxoon sànq ci waxtaan bi il faut ñu dëppale droit de l'homme ak alxuraan peese ko ba ñu tolloo lu ëpp ci alxuraan ñu dagg sànni bi ñu laajee kenn ci ñoom ku doon wax loolu mu ni bokk na ci li ñuy dagg mooy fu alxuraan tudde ab yahud wala ab nasaraan wala ab yéefar wala góor gu jiitu ci kanamu jigéen wala gum yàlla jiital ci kanamu jigéen mu ni yooyu fondement yooyu yëpp dañ ko war a dindi ci alxuraan ak yàlla ju ñuy waxit ni ay lixlaas xul huwallaahu ahadun yooyu aussi dafa war dañ ba nga xam ni alxuraan léegi dañ koy peese ba seet rek loi yi nga xam ay loi ay kii ay yoo xam si dafay jëm ci wàllu ay muamalaat yenn yi dooy ay loi sociale yooyu la ñuy conserver te loolu ay jullit da koy proposé fi mu nekk nii te ñoo ngi ciy sori nit ñi dañ dul bàyyi xel lu bari ndax seenu xeex ñoom defuñu ko tey mu sotti yàkkamti wuñ fi yëpp téeméeri at mbaa mën na ko ëpp sax beneen bi des nga dem a ne ba lu kenn imaginé wu loon fi mu nekk nii nga koy seetlu li ñuy wax ay mosquée mixte loolu lépp dafa bokk ci deuxième révolution bi may wax nii mooy soppi dundin wi ci boppam te paradigme yooyu dem ba ci biir diine ji sax infecté na leen mooy lan mosquée mixte mooy jàkka joo xam ni sàppe si góor ak jigéen dañ koy bokk taxaw góor taxaw jigéen jiitu góor nekk ci ginnaawam loolu fi mu ne mi ngi tàmbalee yaatu ci àdduna bi ak lan jàkka joo xam ni imam bi jiite day taxaw leer leen ni góor jigéen la mu wax ko wax ju leer nañ ba noppi it du yam ci loolu taxaw di ko défendre mën naa ci lim ku mel ni Mohamed Ludovic Zayed imam la ca France
yor fa jàkkaam yor ay taalibeem léegi ak ñu bari ñu ci adhéré ay imam yu bari sax ci àdduna adhéré ci di wane ni ñoom ay góor jigéen lañu di wane it ni bind na ci sax ab téere le Coran et la chair xam naa ku ko ci mën a yër nga xool ko mais mi ngi ciy défendre ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu doon dund ba tey mayee na góor a góor ñu sëy moo nekkoon bi mu nekkee Sevran moo doon imam ratib ba mais actuellement mi ngi Paris fa la dëkk te mbooloo mu yaatoo te gis nga yàq gi kon dundin wi niñ tàmbali di changer paradigme bi nga xam ne lii du koo xam ne xamoo ko ku yaroo ci biir diine l'islam mooy taxaw di défendre loolu ba noppi mbooloo yu bari di ci kii parce que il faut ñu lëkkale alxuraan ak droit de l'homme donc kon loolu ci ñaareelu révolution bi la ñu bàyyi ko ñetteelu révolution bi nag mooy la révolution informationnelle et communicationnelle boobu nag ñaar yu njëkk yi li ñuy raglu bu mujj bi moo ko gën a raglu ndax mën naa cee joxe ñaari tegtal rek ndax moom tamit yooyu yëpp dafa laaj ay waxtaani boppam la xam naa xëy na bu lii jàllee it dañuy gën a jokkoo ak sëñ Moutala maanaam am calendrier boo xam ne mën nay fixe peut-être xëy na chaque mois wala yu ni demee nga xam ni au moins mën nañu am jotaay par 1 heure de temps waxtaan ci dara yu demee noonu dana am solo léegi la révolution informationnelle et communicationnelle boobu dafa am ñaari yëf yoo xam ne su ma ko joxee rek nit ñi da nga xam à peu près une idée ci loolu ni mu grawee di ñu influencer te yëguñu ne mu ñuy influencer biñ tàmbalee di bind ak léegi natt ko ci moyen 5500 ba ci l'an 2000 li ñu fi produire ci information yëpp boroom xam-xam yi natt nañ ko ci 5 gigabytes d'information 5 gigabytes ci 7500 ans moyen 5500 ba ci l'an 2000 mais quantité d'information boobu nga xam ne moom lañ produire ci 7500 ans maanaam 2003 ba 2010 chaque 2 jours ñaari fan yu nekk ñu produire la même quantité d'information 5 gigabytes d'information chaque 2 jours à partir de 2013 chaque 10 minutes ñu produire 5 gigabytes d'information chaque 10 minutes loolu moo lay wax kon flux d'information bi ni muy demee te information yooyu moom mooy agir ci sunu subconscient te nit ñi duñ ko xam nga xam ne nit ñi dañuy jékki-jékki gis ñu woyof ci dara wala jékki-jékki tayel ci dara wala jékki-jékki yu bari yoo xam ne duñu xam lu ko waral fekk na yooyu bokk na ci li koy expliquer ak lekk lu lewut ak xeet yu demee noonu